asalaamaaleykum télévision Futurs Médias benn waxtu moo jot jaajëfal leen ci àndandoo bi xibaaru digg bëccëg yi bokk na ci Cheikhouna Gaye di sëriñu daara boobu la ñuy tuumal ni da doon jeng ay nongom fële ca Njaañ moom nag àtteem ak yeneen i juróomi nit tey la ca tribunal bu Louga sëriñu daara boobule moom nag nee na li mu def waajur yi ñoom ñoo ko sant waajuree ca boppam ne loolee ñuy def ñu ngi koy rëccu dinañ ci ànd tuuti ci kanam ak suñu ndaw la ñu fa toogal daara boobule ñuy tudd ca diwaanu Njaañ lu ëpp ñaari téeméer ci ay ndongo ñoom ñoo fa nekk ñu ngi ko sos ci atum 2008 xale yi fay ñëw di jàngee bàyyeekoo fépp ci Sénégal daanaka duñu fay dara ngir mën a mokkal alxuraan xalif général des Mourides def na ab déclaration ci mbir moomule Serigne Mountakha Bassirou Mbacké di ñaan ku ca nekk mu ànd ak dal nee na sax bokk na ci mbébétam daal di waxtaan ak bépp xalif général bu nekk fii ci réew mi ngir ñu am ab taxawaay bu doon benn ci naka la ñu war a yoree daara yi fii ci Sénégal. administration pénitentiaire ñu ne def na ay jéego ci ni muy yore ñi caabi féete ginnaaw loolee di gis-gisu observatoire national lieu de privation de liberté ka ko jiite nekkoon ca Kaolack nee na lu ci mel ni fitnaal ñii di détenu yi loolee jeex na ak yeneen i anamu dundin ñu ngi koy gën a ñoŋal foofule askan way nekk ca diwaanu Ndangalma dañoo génn ca mbedd ba di manifester li ñuy naqarlu ñu ne dañuy toog ay bés du ñu gis ndox yenn saay ndox bay génnee ca forage ba sax dafay bon ñu ne seeni facture duñ ko fay bu fekkee lijjantiwuñu jafe-jafe boobule xibaar yi bokk na ci tamit Guinée Bissau élection présidentielle ba ñaari tour bi muy ñaareelu sumb bi mel na ni leer na ci diggante Domingos Simoes Pereira ak Umaro Sissoko Embaló ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru décembre commission nationale électorale génn na résultat provisoire yi mbokk yi di tënk la ne tuuti ñu yaatal ko. ginnaaw bañ leen nuyuwaatee ba noppi xibaar yi dañ koy doore ak àtte Cheikhouna Gaye ñu gën koo xam ci xaadim moom di sëriñu daara boobule ñuy tuumal ni da doon métital ay ndongo daara ca Njaañ ba ca Louga moom ak yeneen i juróomi nit ñu nga foofu ca tribunal grande instance bu Louga moom sëriñu daara bi nag jot naa yëkkati ay kàddu sànq ak ñii di waajuru ndongo yi dañuy dem ca Louga fekk ji fa Thierno Fall Thierno ñu ngi lay nuyu Thierno Fall. Thierno Fall ndax boo mënee yëkkati kàddu gi tuuti. waaw Thierno ginnaaw bañ la nuyoo ba noppi niñ ko waxee àtte bi door na tey jëlee ci suba fan lañ ci tollu jamono ji. waaw àtte bi amal nañ ko fii ci diwaanu Louga ci tribunal bi bi ñu xëyee nekk nañ ci waaye li nga xamee ni si moo ca tukkee mooy li nga xamee ni si mooy parquet bi dafa sàkku ci juge bi mu ñaari at yoo xamee ni si ñaari weer lañ ciy tëdd. moom la parquet bi demandé léegi nag juge bi moom dafa ni nañu dem ba le 4 bu ko defee ñu doog a xam naka la ci yan anam la ñuy mujjee maanaam décision bi le 4 la koy jël waaye loolu yëpp li mu jur mooy maanaam population yi nga xam ne si daje woon nañ fi tey fii dafa fees dell ñoom ñëpp nag li ñu def mooy dañoo bañ nee nañu dañu bëgg ñu libéré léegi Cheikhouna ak ñi mu àndal loolu nag indi fi ay coow lu bëri ba nga xamee ne tribunal bi daanaka maanaam dañoo forcé dugg ci biir tribunal bi policiers yi sax mënuñu leen a téye ba jàmmaarloo maanaam bu fekkonte ni force de l'ordre yi dañu riposté kon jàmmaarloo dina am waaye yàlla def na ñi ngi calmé waaye nit ñi ñoom nanguwuñoo dem ndax li ñu bëgg mooy ñu libéré kii di Cheikhouna léegi nag maa ngi ki nga xamee ni ci moom ci secrétaire général régional bu association des maîtres coraniques Alaaji Oumar Seck ak beneen nattangoom ñoom nag dinañ sàkku ci askan wi ñu gën a dal ndax lii dara jaru ko léegi moom lañ lay bàyyi ñu déglu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñi ngi sant yàlla ñi ngi fii ci tribunal régional bu Louga. incha allahu rabbul alamin ñi ngi am yaakaar ne sunu mbokk mi danañu ko bàyyi léegi nag ñi sëriñ Mountakha Bassirou Mbacké xalif général des Tijanes des Mourides gërëm sëriñ Babacar Sy Mansour sunu wéyjur xalif général des Mourides
Thierno Fall amoon nañu yaakaar kon amaat yeneen xibaar mu ñeel àtte boobu lee rawatina kii di Cheikhouna Gaye di sëriñu daara beek niñ ko dégloo ci kanamu tribunal bi ak yeneen juróomi nit ñuy boole di leen tuumal kenn ki di ki ñu ne mooy ki tëgg chaîne yi ñu doon jengee xale yeneen ñeent ñi di seeni waajur moom nag bañ koy indee ci kanamu àttekat bi moom sëriñ Cheikhouna Gaye moom nee na li mu def waajur yi ñoom ñoo ko sant waaye mu ngi koy rëccu waajur yi it lu ni mel la ñu daal di wax kon ñu jàpp rek ni kii di procureur bi li mu sàkk mooy ñaari atu kaso bokk na ci ñaari weer yoo xam ne kon dañ koy tëdd du ñàkk dinañ ci am yeneen xibaar ci kanam tuuti. dem nañu nag foofee ca Njaañ ca rawatina daara Mistaawu Mina bi ñuy wax ni fa la yëf ya daal di xewee foofule am na lu ëpp ñaari téeméer ci ay ndongo yu bàyyeekoo fépp ci Sénégal ñëw foofule di jàng alxuraanul karim ñu ne nag ñoom du ñu fay dara ci atum 2008 la ñu sos daara boobule kii di Serigne Khadim Gueye moom moo ko taxawal ginnaaw moom ci boppam ba mu demee njaarim jàng alxuraan ba mokkal ko reportage Thierno Fall. ñoo ngi fii ci daara Cheikhouna Gaye ñu di ko wax Serigne Khadim mu bokk ci fukki daara ak ñett yi nga xamee ni ñoo nekk ci commune bu Njaañ. fii barabu alxuraan la di daara yi suñ mbokkum taaliba moom nga xam ne moom la ñëpp dégg nattu bi dal ci kawam ñu di ko masawu mi ngi jànge ci njaareem ci daara Serigne Moustapha Gueye di waajur ci moom bi mu ko gërëmee nag mu andi ko fii ci Njaañ bi mu koy sanc ay sàkkin ma ko waroon waaye ci ak njàmbaaram ak pas-pasam ci la wut ay tappaati seng tappaat ko ba mu àgg mu takk fi ay néegam booba lotissé guñ ko woon waaye léegi lotissé nañ ko ba génneel ko fi ay pàkkam li mu bëgg mooy bu ko yàlla mayee jàmm ak tawféex moom moo koy tabaxal boppam. fii nag lu ëpp ñaar téeméeri xale ñoom lañ fi yore di leen jàngal alxuraan. te macha allah yaakaar naa résultats yi gis ngeen ko gis ngeen li ñu bind ci ay kaamil ci mbindum loxo gis ngeen aliou yi nga xam ne ñoom ñi jàng moom la ñuy bind ci seen bopp di ko bindal seen bopp kon loolu won na ne daara ju am résultat la ñii fi nekk di ay mag nga xam ne fi lañ jàngee ba wëlbati ko di fi jàngalewaat xam naa ci ñaari ñoo xam ne kenn ku nekk bi nga taawloo sëriñ bi nga ko tuddee. daara ji ndongo yi li ñuy bëri kenn du ci yalwaan te bu ñu feebaree sëriñ bi moo leen di faj di leen solal lépp mu di ko def ngir yàlla. lu mat fukki daara ak ñett ñu ngi ci biir dëkk bi waaye benn daara bu fi jàngale di fi fayee ko amut fii am na fi nit ñoo xamante ne si nii ñaar téeméer wuñ dépassé sax amun ko kooku mënu koo laaj juróom benn junni bu mu lay par weer kon day mel ne ndimbal la ci askan wi. dëkk bi ñu dëkk bi di Njaañ mën naa wax ne kër gu ne daara la ndax kër goo fi dugg donga boo ko neexee raxasu su ku lekk kon donga moom dafa tumuranke faj mi it sëñ daara bi moo koy def. Serigne Khadim mi nga xamee ni moom moo samp daara ji tey ji nattu dal ci kawam ba mu nekk ci loxoy yoon waaye teewul ndaw ñi nga xamee ni si ñoom la formé woon ñu ngi taxawee liggéey bi muy jàngal xale yi alxuraan waaye itam def ci ñoom yar bi nga xamee ni si moo taxoon seen wayjur yi indi leen ci barab bi. ca daara boobule sax ki ñu dénk mu sàmm ak yelleefu xale yi ca ministère ministère de la famille de l'enfance moom demoon na fa moom ñoxo Baye Diouf moom nag ba mu demee ba foofule mi ngi kon masaw mu ne njaboot yi nekk foofule waaye terewul nag ba mu fa ñëwee bëri na ay càkkutéef yu ñu ko wax lu ci mel ni ñu gën leen a jàppale ci anam yi ñuy jàngalee xale yi foofule alxuraan ñoxo Baye Diouf dañ koy déglu ci micro Thierno Fall. daara bi anam yi ñu ko fekk déjà nekk na ay anam yu set yu sell. dëgg yàlla ni ñu ko fekkee xale yi aussi ni ñuy jàngee ànd ak dal ak xam-xam ndax ñi ñuy àndal tamit ay borom xam-xam si côté boobu la ñu moo tax dañu gën a encouragé si côté bi te jàpp ne xëy na li xew erreur la woon donc ñoom reconnaître nañ ne xëy na war nañ mën a changé si façon boobu nga xam ne tey noonu la ñuy jàngale xale yi waaye loo gis ak ñàkk xam la bañ leen dégloo li leen tax a jóg du bunduxatal wala mettital wala soxore xale bi ndax dañu jàpp ne ñoom ñu leen jur njaboote leen donc lépp dañ ko teg ci kaw yar bi te yar boobu nag dafa nekk loo xam ne ñoom moom lañu dund moom lañu xam mais comme ni ñu ko waxtaan ak ñoom jamono dafay dox te am na xeetu yar yoo xam ne xëy na amoon na waaye léegi yoon nangatu ko ñoom aussi ñu war ci gën a góorgóorlu pour xoolaat yareenu xale yi ndax lañ koy defee bu du ànd ak yenn fitna yi loo xam ne xëy na yoon nanguwu ko.
junju nañ ko sànq Serigne Mountakha Bassirou Mbacké yëkkati na ay kàddu ci mbir moomule moom xalif général des Mourides ne nag dafay xaar yoon def liggéeyam ba noppi mu xool ban taxawaay la ci am terewul nee na yeneen xalif yi nekk ci réew mi dina jéem a waxtaan ak ñoom ñu xool lan mooy doon seenub taxawaay mu nekk benn ci daara yi nekk ci Sénégal ak naka lañ koy yoree mu yëkkati kàddu yooyu léegi ginnaaw ba muy dalal benn mbootaay bu ëmb ay sëriñu daara ak ay kilifa diine foofee ca Touba Serigne Mountakha Bassirou Mbacké la ñuy déglu. booba tiit maa ngi ci waaye dafa am bu ma leen dégg rek nég gi nag loo mën naa bañ a yàgg ndax maa ngi leen déglu ci àtte boobu bu ñu àttee ba noppi danaa xam ne danaa seet na ma ko ànd ak bokk yi jullit yi fi ne bokk kilifa diine yi fi nekk ñu waxtaan wax leen bëgg wax leen bañ wax nos ko loolu foofu rek la ñu ndax mbirum réew la du mbirum moo xam ne dañuy wax rek mbirum réew la mbirum doxinu réew la te réew mi wax dëgg yàlla réewum islam ba 95% islam kon luñ ci amatul lu dul nag faj ci lu naqari loolu suñu mbokk mënu ko war ko mën a fekke ñii ma leen wax fekkoon na ma wax ko sama làmmiñ ma wax na am na loo xam ne muñ ci àggee man damay danaa woote kilifa yi diine yëpp ci Tuuba teral leen nu waxtaan seet lan bëgg ak lan bañ mu déposé ko moo xam ci président la jëm moo xam assemblée la loolu rek koy faj waaye wax yii génn du tëj génn lu ko attee ak jëf loolu koy dañ koy delloo ci yoon dañ koy delloo ci yoon constitution bi ci dañ koy delloo waaw benn ñu nangul ñu liñ bëgg wala ñu soppi. état bu Sénégal ay at ci ginnaaw nag am na benn projet bu mu fi sosoon ngir fexe ba moderniser daara yi maanaam indi ay coppite ci niñ koy doxalee ngir mu gën a baax coordonnateur bi ñu dénk projet boobu leen ne bés buñ ko defaree ba noppi nag dina tax ba daara yi yenn ci ay jafe-jafe yi ñuy jànkuwanteel dina daal di jeex moom Mamadou Diouf Mbodj ne am na ay daara yu sakkan yu nekk ci réewum Sénégal faw ñu wàññi leen ñoom ñëpp ngir ñu mën a dugg ci projet boobu lee Maguette Soirée Diallo ak Mohamed Dieng. yu amul benn kayit lañ mën a compter fii ci Sénégal mu nekk ab laaj boo xam ne tontu si dina jafe bu ñu sukkandikoo ci kàddu bu coordonnateur bu projet d'appui bu modernisation bu daara yi fii ci Sénégal. daara yi xëy na du ni ñu gérer école française bi lañ leen gérer woon en tout cas état bi ndax daara dafa yàgg Sénégal. xëy rek ne dañuy tëj daara yi. ndax amuñu këyit wala lu ni mel. Mamadou Diouf Mbodj jàpp na ni moderniser daara yi fi ci Sénégal mooy solution bi gën ngir mën a xeex ci kaw xale yi ak dëkkin bu metti bi ñu nekkee ci biir daara yi. modernisation des daara maanaam dinañ fexe ba xale bi nga xam ne moo ngi ci biir daara ji dina am ñu koy jàngal te ñu koy jàngal dañ leen di former li nga xamante ne mu aussi mooy wàllum tabax bi. parce que nag xëy na soo demee ci daara yi gis yenn daara yi ni ñu bindoo nga xam ne fii mënul ànd ak condition wu njàng bu jaar yoon. def ci koppar yooyu yëpp après nga delloo jébale caabi rek di leen seetaan su boobaa dinañ delluwaat ci lañ nekkoon. bu phase initiale bu projet d'appui bu modernisation bu daara yi jàllee nguuru Sénégal dina daal di jël ay matuwaay ngir gën a sàmm xale yi. je pense que le cadre. jàpp naa ni li nga xamante ni si moo di daara yi war nañ ko xoolaat bu baax ba lépp lu ci jaarul yoon ñu dindi ko ndax mënuma nangu façon bi nga xamante ni si moom la ñuy tabaxee yenn daara yi ndax lu ci bari ay néegu ñax la ak ay sàkket yoo xamante ni si waxtu bu nekk mën na tàkk ak lépp loo xamante ni si ay jafe-jafe la te nekk si daara ji. précarité. taalibe yi ak ñuy dundee ci daara yi. lu ci ëpp dañu koy ñaawlu débat bi ci ñi muy jàngee ñi ñaa ngi koy waxtaanee bés bu nekk di xaaraale solution bu baax ngir mën a saafaraal jàngoro xale yooyu lee mu ngoog muy pàcc bu yaa bu ñu jagleel li nga xam ne moo xew fële ca diwaanu Njaañ di fàttali ni àtte ba mu ngay am jamono ji ca tribunal grande instance bu Louga ak yelleefu tànk yi la ñuy wax ba léegi rawatina fële ca frontière bi dox diggante Sénégal ak Guinée Bissau ay xale dañu doon doxum ñaxtu ngir ñu sàmmonteeg seen àq yooyu le rawatina bu ñu juddoo ñu ne ñu am këyitub juddu dañuy dem ca Kolda fekk ji fa Abdoulaye Diallo. ñu nekk ca frontière diggante Sénégal ak Guinée Bissau ay ndaw yu goxu Dioulacolon ñoo amal dox ñaxtu ngir ñaax nguur gi seeni waajur ak mboolem askan wi leen wër ngir ñu respecter seeni ay droit li gën koo bare ci gone yi bokk ci dox ñaxtu bi amuñu kayit juddu. Nous voyons ici il y a des enfants qui naissent qui ne sont pas déclarés.
2 années 3 années jusqu'à arriver en classe de CM2. bare na fi ay gone yu fiy juddu te kenn du leen déclaré ca état civil dañu yegg CM2 bi ñu leen laajee seen i kayit juddu duñ ko yor il faut que ñu defal leen jugement te jugement baaxul pour gone yi par exemple ci yenn concours yi du ñuy nangu gone yi seen i kayit juddu doon jugement ndaxte jugement di joxe âge normal gone bi muy gàllankoor pour xale bi yooyu yëpp ñoo ñu tax a jóg ngir xool nan la ñu mën a saafara yi ne jafe-jafe ci biir arrondissement bu Dioulacolon nan la waaye nguur gi ñi fi fal maanaam élus locaux yi ak waajur gone yi nan la ñooñu ñëpp di fexe ngir dimbale gone yi ndax ñuy am kayit juddu. pour qu'ils puissent entrer dans leur droit le plus absolu, c'est-à-dire avoir un extrait. bi la xew-xew la ñu amal ngir màggal 30e anniversaire bu convention des droits de l'enfant. Nous savons que nous sommes à la 30e année de l'anniversaire de la convention des droits de l'enfant qui a été. xam ngeen ne ñoo ngi ci 30e année bu anniversaire de la convention bu droits de l'enfant bi ñu ratifié depuis le 20 novembre 1989 donte yooyu matuwaay dañuy seetlu ne du ñuy faral di respecter droits de l'enfant ci Sénégal noonu la ñu fas yéene fii ci Dioulacolon ñu xool nan la ñuy boole suñuy pexe ak suñuy kaddu jëmale leen ci droit bi tax saa bu xale bi juddoo mu mën a am kayit juddu. Un droit qui est bafoué, c'est-à-dire un droit fondamental qui se trouve être l'état civil. yile gone ñooy xamle ne dañoo doyal sëkk ak wax ju bare ak ay convention yu dul jeex ñoom léegi dañoo soxla ay jëf yu wóor. bërëb yi ñuy tëjee ay doomu aadama yu def ay njombe mu di ay kaso foofee nag nemmeeku gi mooy ci atum 2012 ba léegi ñu ne ñu ngi def ay jéego ngir anam yuñ fa nekkee gën a baax loolee mooy gis-gisu ONLP muy observatoire national des lieux de privation de liberté ñu gis ni administration pénitentiaire bi rawatina agent yi ñu fa teg ca boppam xam nañu li leen ci mën a fekk bu fekkee dañuy jéem a toroxal wala métital ñuy caabi féetee ginnaaw am na tamit yeneen jéego yu ñu def rawatina ci seen dund foofu Amnesty International bu Sénégal rafetlu it jéego yi ONLPL di def foofule dañuy dem ba Kaolack fañ doon amal ab ndaje ànd ci ak Ibrahima Diame Faligay. am na lu bëri lu nga xamante ni des na ci wàllu amélioration biir lieu de privation de liberté maanaam kaso yi waaye nag bu ñu sukkandikoo ci waa ONLP ay jéego yu bëri jot nañ ko def rawatina diggante agent d'exécution des lois ak ñi nga xamante ni ñoom la caabi féete ginnaaw. ay amélioration de plus en plus d'ailleurs de plus en plus on voit que mu ngi ñëw daal. C'est pas encore parfait parce que c'est loin de il y a beaucoup de choses à faire. bu ñu sukkandikoo ci coordonnatrice bi la toujours yeneen avancées yu bëree bëri def nañ ko rawatina ci prise en charge ñi leen caabi féete gannaaw. indemnité journalière bi bu njëkk ba 400 francs la woon léegi 1100 francs la te ci 1100 francs yi da nga ciy jël itam 100 francs je crois bu ñu koy réserver pour santé bi pour seen. wërgu yaram daal. mu doon nag liggéey bu nga xam ni waa Amnesty International section Sénégal rafetlu nañ ko bu baax a baax. ci année 70 80 ba 90 ku ñu jàppoon yóbbu la commissariat rek sa mbokk li njëkk a xalaat mu est-ce que di nga génne ci biir commissariat bi te deewloo loolu tey loolu amatul en partie parce que observateur bi mu taxaw depuis 2012 def na liggéey bu am solo ci wàllu sensibilisation. teewul nag sensibilisation yeeg formation bi jëmale ko ci agent d'exécution des lois ñu ngi koy poursuivre moo waraloon atelier bi dajale ay policiers ay gendarmes ak ay magistrats yu bàyyeekoo ci diwaan yi di Kaffrine Kaolack ak Fatick. ñu desandi Kaolack wax ci campagne njaayum gerte bi ñuy waaj foofee am na ay béykat nag dañoo mer ba futu li ko waral ñu ne ay OPS opérateur privé stockeur dañuy xool ñi bàyyee ko biti réew ñëw di jënd seen gerte boobule ñu leen di jéem a siis ndax ñoom li ñuy jëndee gerte gi daanaka kilo boo jël juróom fukk te état bu Sénégal lim ci bëgg mooy ñeent fukk ak ñaari dërëm muy lu néew loolu ñu ne nag na état bi jël ci ay matukaay ba ñi nga xam ne dañoo bëgg a jëndee lu ëpp loolu le ñu bañ a am ay jafe-jafe Ibrahima Badiane moom moo jiite ñii di baykat yi nekk foofee ca bassin arachidier bi ñu déglu ko ay kàddoom Ibrahima Diame ak Faly Gueye ñoo ko taataan. benn béykat jaaxlewul ndax tey ba ñu commencé rek ba gas suñu gerte commencé bàcc la ñu commencé di jaayee 225 dem 250 loolu doon loo xam ne yokkute la ci béykat bi parce que tey béykat bu ne kontaan na ku ne bëgg naa doon béykat waaye nag ci fan yi dafa am ñu leen ay menacé wane ne ñooñu waruñ jënd waruñu def lii
te béykat bi moom mën nañ tere ñooñu waaye mënuñ tere béykat bi moom mu jaay kon bu loolu jàllee dañuy risquer béykat bi jaay gerteem plus 150 ñuy waxaat mbapat kon ñi nga xam ne ñu ngi jënd 225 250 nañ leen bay parce que loolu mooy intérêt béykat yi ku leen fi jëlee ku ne suñu kaw dën yi nga nar a jaar parce que ñun duñu ko nangu mënuñ nag état ne 210 ñoom ñu nangoo jënde 250 ñu bëgg leen xatal wala ñu jëlee leen fi ñu delluwaat ca coono ba ñu nekkoon heure bii dañ doon jaayee fanweeri dërëm ren ñu ngi jaayee juróom fukk kon kay xam nga ne loolu yokkute la ci béykat bi kon béykat bu ci am 2 tonnes boo ko jaay rek mën a def dara waaye nag toog ba heure bi financement gënul dara gënut ngay jaay sa gerte ñaar fukk ak juróom fanweer xam nga ne loolu musiba la ci réew te rakal naa ne président de la république ak lu ñu mën a wax comme béykat yaa ngi si jàmm dana seet beneen solution waaye du laal ñi nga xam ne ñooy jënd suñu gerte gi ci juróom fukk yeneen yi ñaxtu ndàngal ma ga ca Bambey ba ca Diourbel foofee nag askan wi dañoo génn ci mbedd mi di wane li leen metti muy ndox bi nga xam ne buñ ko gisee tey daanaka dinañ toog ay bés duñ ko gisaat te bu ñëwee sax génnee ca forage ba ni muy mel duñ ko ñemee daal di jëfandikoo ñu ne fii lekk ay bés bu loolee indiwul buñ ci indiwul ay saafara bépp facture buñ leen indil duñ ko fay reportage Babacar Diouf ak Ndongo Ndiaye. benn baat rek lañ amoon ci seen blàmmiñ Aquatech na fi jóge askan wi yeewoo ci commune bu Ndangalma yépp ñoom ñoo daje ne daal fermier bi li mu leen di jox ci ndox bëggatunu ko na fi jóge sangu mag mu toll ni man minuit laa sangu tëj waaw tëj robinet yi 7 heures 8 heures dootoo am ndox ba bët di set te commune bi yëpp la te it dafa am beneen problème bu ci ne bi ñëwee léegi dama ne groupe bi am na fi problème maire bi mooy jënd batterie ñoom jënduñu batterie ñoom seen njariñ seen bëgg-bëgg daal mooy ñëw ramasser xaalis bi dem seen yoon buñ fi ñëwee léegi amul benn branchement bu am ndax béykat yi dañoo bëgg a béy mais benn branchement bi fi Aquatech ñëwee ba léegi benn amul loolu sabotage la. ndox mi leen di jox baax na. ndox mi de man de sama glacière bi may def ndox bu ci amee ñaari fan calcaire ne ci suuf. ci commune bi askan wi sax nee nañ boo moytu dootuñu fay facture yi ñu leen di indil tant que situation bi soppeekoogul. wax dëgg yàlla góor ñi dañoo rafet rab rek topp ci ñun waaye ñun jigéen ñi ñoo sonn ndax rootaan jeex na fi bu yàgg waaye dégg ubbi waat nañu teen yi ak jafe-jafe yi ci teen yi li teen yi salte ndax mënoo toog te foo toog sangu woo toggoo sangoo sa doom lii dafa ci doxub ñaxtu boo xam ne ni dañ ci am ndigal way takk der yi nekk ci gendarmerie bu Bambey encadré ko askan wi yeewoo ci village yi nekk ci commune Ndangalma ci seen njiital chef de village ñoom ñoo bloqué route nationale numéro 3 bi ñaari waxtu. fii ci Ndakaaru Mbaaw bokk na ci li leen la jël muy ndox mu bon yi bàyyeekoo ci kër yi ak tamit ci usine yi nekk ca zone industrielle bu Mbaaw yenn saay ànd ak tooke sax ci jamono ji nga xam ne boobu ba léegi ñu ngi wax dépollution bee bu aan maanaam dind lépp lu bon wala ay tooke yu ca nekk fukki at a ngi nii te financement bi téeméer ak juróom fukki milliards mu ngi fii boobu ba léegi ñoom askan wi di ci yëglu tamit ginnaaw benn événement bu amoon foofule muy course régate foofee ca Mbaaw dañ ciy déglu Abdoulaye Pouy mooy maire bi ci micro Salif Sow ak Asmalik Diop. ñun village yi nekk ci wetu géej bi lu mel ni Thiaroye lu mel ni Hann lu mel ni Mbaaw ñu am benn projet bu ñu bokk ñu tudde ko dépollution de la baie de Hann soo déggee baie de Hann ñu defaraat ko du Hann rek waaye dafa tàmbalee port ba fii ci Mbaaw ñu ne woon nag am nañu xaalis bu ñu teg depuis temps Ablaye Wade moon fukki at tubaab bi jox ñu ko muy AFD muy Union européenne maintenant Hollande yi dugg nañ ci waaye projet bi day tardé ba léegi bu njëkk ba ñun population bi surtout Mbaaw ñoo ne woon bëgguñu projet bi waaye léegi dem nañ ba xam suñu njariñ yi nekk ci biir ñu waxtaan ak ñoom depuis ma ñëw fexe nañ ba audience publique am fi ba ñu accepté ko ba projet bi war a démarrer léegi Hollande yi duggul si nañu si joxe ci waat ay milliards yu bari waaye projet bi ba léegi mënul démarrer donc te on en a besoin parce que projet bi soo ko déggee lépp lu fiy ndox bu bon bu jógee si usine parce que usine yi dañuy polluer fii waaye ndox bu bon bu jógee ci kër lépp ak ay fosse parce que da ngay vider sa fosse chaque 2 semaines ndox yooyu yëpp danañu ko dajale traité ko parce que day am station de traitement d'épuration traité ko ba mu baax ñu yóbbu ko ci 3 kilomètres ci biir géej gi ñu tuur ko fa ñun ñëpp ñu am jàmm projet boobu nag suñ ñu ko waree defar ñu xam ne war na ñëw te xaalis baa ngi fi ñu war ko démarrer fukki at warul démarrer moo tax nag ñu def war ko tey cëslaay pour mën a wax nit ñi jot nañu taxawal lii ñu def ko.
ca Tambacounda moom ay mbalit wala sax nag ay néew ay mala la ñuy jël di ko sànni ca vallée bu Sandougou te loolu njeexital yi mu mën a am ci nit ñi rawatina ci wàllum wér-gu-yaram nekk na lu jara moytu loolee tax ba gestion intégrée des ressources en eau GIR nekk ab concept bu bees bu ñu fa yëkkati ngir fexe ba seetal ndox mi foofule wax tamit askan wi ñu soppi seenub doxalin reportage Moussa Omar Gueye ca Tambacounda. lenn ci ay doxalin yu ñaaw yi demee ni jël ay mbalit di koy sotti ci xer tefesu Sandougou fii ci Tamba mu faree ci Mamakunda wala di jël ay mala yoo xam ne ay bàyyi ma yu dee la sànni ko fa wala boog bu tawee nga xam ni moom mooy rogaatu ci taw bi di indaale suuf si muy fees tepp fi nga xam ni moom mooy ci xer tefesu Sandougou nekk na li nga xam ni dañ ci jéem ay saafara laatu kon muy jur ay musiba mbaba kumba ñu indi nag ci Tambacounda benn projet bi ñu naan GIR gestion intégrée ressources en eau boole ñëpp ñi nga xam ni dañuy yëngu ci wàllum ndox mi ñu daal di wat gaal ak bi ñu ñëwee li ñu njëkk a def dañoo def benn jàngat étude situation de référence pour xam nu gox bi tëddee bi ñu defee loolu li ñu constaté mooy nit ñi dañuy jël nag bu dee rek sànni ci déeg bi mu toj sax yi ñëw mu infecté ndox bi te ndox bi day daw parce que bassin versant la dafa am côté boo xam ne moo jug ak côté boo xam ne moo wàcc guddi lay dawee ba Ndogo Babacar Nitébul te fi muy jaar ñëpp picc yi dañ ciy naan nag yi dañ ciy naan xale yi dañ ciy sangu jigéen ñi dañ ciy fóot kon loraange bi mu mën a jural askan gi ñëpp xam nañ ko. GIR di yëngu ci juróom-ñetti communes yi nga xam ne dañoo fare ñeent yi ci département bu Goudiri yeneen ñeent yi ci département bu Tambacounda nekk na benn projet boo xam ne tax na ñu daal di samp ay cadre de concertation ay kuréel yoo xam ni lépp lu jëm ci wàllum mëbët ak askan wi taxawin bi nga xam ne war nañ ko def ak ci wàllum doxalin ñu daal di leen ci tàggat gunge leen ci. ngeen waxtaanee ni ngeen di jëfandikoo mbir ko mais bu ñu amul lu leen dajale bu ñu mën a toog waxtaanee ko rek day xaw a compliqué parce que GIR nag daf ñoo may ñu dem ci gox yi dajale dëkkandoo yi wër déeg yooyu yi wër ndox bi ñu mun leen dajale. fàttali GIR nekk na benn projet boo xam ni ñi ko financé ñoom ñooy waa Union européenne ci 10e FED jaarale ko ci ministère bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllum ndox mi hydraulique jaarale ko ci direction gestion planification des ressources en eau waaye fii ci Tambacounda waa Eau Vive ak waa Caritas ñoom ñoo koy doxal. ci wàllum wér-gu-yaram ak cancer yi nga xam ne dafay jàpp li ñuy fi ñuy jëfandikoo lekk bi maanaam fépp fu muy jaar ñi ci seen xam-xam màcc di ci xalaat ci 2e congrès société sénégalaise bu gastro-entérologie ñu ngi ko nar a amal ñaar fukki fan ak juróom-ñett jàpp fanweeri fan ci weeru novembre bi ñu nekk ay médecin bàyyeeko fu ne rawatina réew yi làkk français fii ci Afrique dinañ ci waxtaan waaye ki jiite comité d'organisation bi li muy ñaaw lu nee nañu kilifa yi nekk fii dañ leen a fullaalul ci seenub xew-xew boobule Fatima Touré ak Mar Dieng ñu nga woon ca ndaje ma. jëm ci wàllum biir daati laal li nga xam ni moo di butit yi doon li nga xam ni dafa bëri lool fii ci Sénégal loolu nag moo waral ñi nga xam ne ñoo di spécialiste en gastro-entérologie ak hépatologie daati nam amal seen 2e congrès ci diiru 3 jours objectif bi nag mooy daati renforcer li nga xam ne moo di formation continue jëm ci médecins yi ñu daati nag gis participation yeneen dëkk africains yi waaye tamit maghrébin. parce que boo gisee feebaru cancer yooyu. dafa bari léegi xëy na li ko waral mooy dañoo soppi ni ñuy dunde xëy na lekk gi xëy na tux yi xëy na naan alcool yi xëy na aussi am na ay microbes yoo xam ne ñuy wax ay virus ak ay bactéries ñooy indi feebar yooyu donc cancer yooyu comme bari na fi fajkat yi nga xam ñooy faj feebar yooyu il faut ñu xam cancer yooyu ni ñu leen di faje nañ leen di diagnostiquer nañ leen di nemmeekoo nan la leen di faje te foo leen fajee ba pare nan nga leen di toppee. ñaareelu congrès boobu nag daati dajeek li nga xam ni moo di ñaar fukk ak benneelu journée bu gastro-entérologie bu Afrique francophone ñu nar nag waxtaanee yeneen i ponk. en dehors de ce thème principal. daati rek waxtaanee li nga xam ne moo di reflux gastrique waaye li nga xam ne tamit moo di indigestion lépp li nga xam ne dafa jëm ci wàllum biir. waaye nag ci beneen wàll ba président wu comité organisation bi moom di ñaawlu bu baax ni nga xam ne rek autorité étatique yi jàppale wu ñu leen ci congrès boobu. depuis bi ñu ko formé au Sénégal en 1998 association bi changé na tur ci diggante bi ba léegi membres yi rek ñoo koy doxal par des cotisations mensuelles. di ministère de la santé loxoom waru ci mën a jóg ministère de l'enseignement supérieur moom it loxoom waru ci war a jóg.
lu toll ci ñetti téeméeru participants nara rek daati fekkee journée yooyee thème bi nag di les cancers du tube digestif nga xam ne sax prise en charge am doon na li nga xam ne métti na lool fii ci Sénégal médecins yi nag tey li ñu bëgg mooy ñu daati yokk limu ñi nga xam ne ñooy spécialisé wu jëm ci wàllu woowee. jërëjëf Fatima Touré démb plateforme aar li ñu bokk amal na ab ndaje di wax yeen pexe la nar a tëral ngir fexe it ba xeexal askan wi jamono ji li leen yitteel nag mooy njëkk courant bi ñu ne dañ koy yokku ña ca bokk nee nañu askan wi nañu jóg taxaw temb lànk kandaare ñu bañ a amal yokkute boobule Aïssatou Gueye Ba Mouhamed Dieng. ñaar lañu ñi yor li di lengee ci plateforme aar lu ñu bokk Guy Marius Sagna ak kii di Ndeye Fatou Diop loolu daal di rek wutu kii di Cheikh Tidiane Dièye ak Alioune Sané mu nekk nag ab changement bu ànd ak ay stratégie yu bees. kaw loolu itam ñu ne xeex bi kat léegi dañ koy gën a taral dañ koy gën a fësal teg ko ci ñetti ponk benn bi moom mooy gën a fësal aamu gi maanaam engagement bi nga xamante ni ñi nga xamante mooy kuréel yi sosoon aar lu ñu bokk dañ ko aamu woon ci njëlbeen nga engagé woon ko. beneen bi itam jéem a yaatal xeex bi tasaare ko ci Sénégal yëpp ba nga xam ne yenn gox yeeg goxaat yi nga xamante ni amuloon ay kuréel aar lu ñu bokk ñu fexe ba lootaabee leen organiser leen ba ñu mën koo am xamante ni xeex bi dootul yem fii rek comme ni mu amee ci bitim réew dana mën a am ci Sénégal gi yëpp. yokkute courant bi ñuy waxtaanee fan yii lee mu fës fi loolu te ñu koy xaar fii léegi décembre soxal leen loolu ñii nag di woo sénégalais yi ngir jubal yokkute boobule. loolu nag lañ ne askan wi ñu ngi leen ciy woo. ñu taxaw lànk tëdd ci naaj bi booy wut ku leen lànkle yokk goo nga xamante ni dafa ñeel lii di mbëj gi maanaam électricité bi ànd ci ak aar lu ñu bokk ak yeneen kuréel yi nga xamante ni wax dëgg yàlla commencé nañ waaw addu yëy yàb bi jëmale ci mbir mi ñun ñëpp ñu àndandoo wax dëgg yàlla wax càmmuk Sénégal ne ko ñun kat du ñu nangu li nga xamante ni c'est ak cuune la tukkee jëm ci ni nga yoree yorin mu bon suñu balluy mindaare yi loolu du ñu nangu di ko fay gi di jaar ci lii di yokk gi nga xam ne da nga ko bëgg a yokk mbëj gi. li dëppoo ci audition Franck Timis ñi liggéey ngir sàmm li di mbalu mindaare yi di woo rek kii di doyen des juges ngir traitement dossier boobule mën a jaar yoon. xaar rek mu baral liggéey bi gannaaw ba mu baralee liggéey bi tëddee ci njaaxaanaay ba nga xam li ciy tukkee dina mën a tax képp koo xamante ni loxoom dafa dugg ci waay ndare woowu naam dossier boobu jëm ci wàllum wuruj wala wàllum jar ñu xam kan la ba pare yoon yi nga daan yi nga xam ne yoon da ko war a teg ci kawam mu teg ko ci kawam. ci juróom benn weer boo xamante ni ñaari coordinateur yu bees yi dinañ rek yor lii di liggéey mi ci bopp kuréel gi di aar lu ñu bokk mu nekk nag benn soppandi boo xamante ne dina gën a dooleel plateforme boobule ci xeex ngir jëriñu askan wi. beneen mbootaay bu àndul ci yokkute boobule ci facture courant yi muy SOS consommateur ak ko jiite nag li mu bëgg sax état bi def jamono ji mooy mu càmbar yorinu Senelec muy kërub courant boobule moom maître Massokhna Kane gis it ni parti politique yi rawatina ñu bokk ci kujje gi ak waa société civile kenn waru leen woon a jiitu ci xeex bile bañ ba askan wi di dundaat yeneen métit ak courant bi ñu nar a yokk maître Massokhna Kane ay kàddu Mohamed Samba ak Diafara Ba ñoo ko taataan. wax ni yokk courant bi dafa metti te jaaduwul mais benn il y a 2 ans le directeur général ci boppam moo fi wax ni Senelec day def bénéfice moo nekk ministre bi fi mu nekk alors donc Senelec mënul def il y a 2 ans ay bénéfice léegi ñu ñuy wax ay affaire perte te perte bi xëyma dong la xëyma dañu xëyma ni par exemple bu ñu li ñuy dépenser bu ñu jaayee courant danañ am perte li am mooy li ñu gis mooy état bi fu mu toll mi ngi yokk pour wut xaalis parce que 10% dafa ëpp tey ñi xam ne dañu yore oyofal bu ñu defee ni bokk ñu ci bokk nañ ci bu ngeen xoolee tarif yi oyofal yi ci la ñu bokk te askan wi seen pouvoir d'achat dafa yokkuwul seen i am yokkuwul ñu yokk ci charge yooyu yépp sénégalais yi toog ne pat waa opposition doo dégg kenn ku ci wax ñoom affaire u fichier électoral rek la ñuy wax wala élection dama yaakaar ni dunduñu askan wi chaque jour moom moo war a nekk seen priorité ñun dañ leen di ñaan ñu ñëw jàpp ci nañu ñëw documenté wu ci ñun ñu ànd bañ li nga xam ne jaaduwul. niñ ko waxee sànq ci bopp xibaar yi fële ca Guinée Bissau ak élection palum njiitu réew ba ñu dooroon dimanche bi la weesu ñaareelu pàcc bi nag dëggal nañu ko dina am ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru décembre ñaareelu pàcc ci diggante Domingos Simões Pereira ak Umaro Sissoko Embalo ku njëkk ki daanaka téeméer boo jël ci xob yi am na ñeent fukk ak lu topp ka ca des di Embalo téeméer boo jël am na ci ñaar fukk ak juróom-ñaar ak lu topp commission nationale électorale bi génn na résultat
résultat provisoire yi ñu ne kon muy dëggal ñaareelu tour boobule du ñàkk yeneen jotaayu xibaar dinañ ci ànd ak suñu ndaw la ñu yebal foofule ca Bissau di Barka Ba. wàllum tàggat yaram la ñuy wax ak rugby Sénégal fas yéene jaamarloo ak Île Maurice samedi ca stade Léopold Sédar Senghor mu ñeel second tour éliminatoire coupe d'Afrique bu rugby à 15 ñoom gaynde yi nag nee nañu xam nañ ni match boobule bu am solo la te faaw ñu jël ci raw gàddu gi Ibrahima Diawo kenn ci joueur yi la dañ koy déglu ak Mamadou Ndiaye ak Khadim Cissé. dañuy préparer match ñu ne ko waa Île Maurice fii nii si Sénégal la muy match bu capital nag bu décisif waaw soo xoolee tey lañ commencé depuis ce matin lañ commencé entraînement yeeg yooyu noonu te li ma si gën a frappé mooy que ni locaux yi ñu si boole quoi nga xoolee pratiquement moom mën naa wax ni presque la moitié yëpp fii lañ nekk qualifié parce que tournoi bi dafa am match bi soo ko gagné da lay permettre nga mën a continuer sa tournoi donc match bi c'est objectif bi mooy gagné ko carrément donc du leen lu gagné franchement. ponk bu mujj ci xibaaru digg bëccëg yi li yëglekaay yi xëyee tey jii dañ ci ànd ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf sikki sàkk amatul ci ne dañuy yokk njëgu courant bi ci réew mi Pape Demba Bitèye directeur général bu Senelec xëy na ngar dajju xët mu njëkku Soleil national di fa leeral li indi yokku gi ak ni mu war a demee ubbil journal bi moom jiital Senelec ba muy conférence de presse démb fa la xam le ne benn fan ci weeru décembre ci la ñuy tàmbali yokk gi ñu war a yokk njëgu courant bi te yokk gi dafay lu munut a ñàkk ndax Senelec moo soxla koppar yu mu war a mën a doxale ab liggéeyam ni mu waree ba li mu diggaale état bu Sénégal xat bañ cee damm directeur général bu Senelec bi ne 26,3% la ñu waroon a yokk ci njëgu courant bi waaye ba ñu ci waxtaan ak état bi ci la leen état bi xamalee ne loolee dafay dis ci ndoddu askan wi moom état bi dina gàddu 20% yi bu ko defee askan wi 6% rek lañ leen di yokkal Vox Populi yokkal ñu ci ne pour muy leer Senelec nee na dafa am paxum fukki milliards ak ñaar moom lay wër nu mu ko fàtte Pape Demba Bitèye ne te du askan wi yëpp la ñu yokk seen njëgu courant dañuy seet ñi ko attan ñu teg leen ko moo waral ci 1,131,053 clients yu Senelec gi 611,203 clients rek la ñu yokk seen njëgu courant La Tribune nañu yokk nañu askan wi aw naqar te bu ñuy jooy yokk gi am ci hydrocarbure bi di jooy yokk gi am ci njëgu tonu ciment bi projet train express régional di TER ñëw ak xaalis bu bari bi ñu ci joo BRT di bus rapide transit ak ñetti téeméeri milliards yi ñuy wax ne moom la ñu ci dugal mu di ay projet yu ñuy mbambaka jéebaane ci réew mi ñu bëgg a xëy ne dañuy yokk njëgu courant bi loolee mooy bëgg a doggali askan wi Le Quotidien nañu njaw des naw xam bin ci yokk googee kilifa yu Senelec yi namm ci njëgu courant bi ne bu dee njiital Senelec nee na Senelec dafa soxla 12 milliards moo tax ñu bëgg a yokk njëgu courant bi kuréel gi di waa plateforme aar li ñu bokk nee nañu du ci dal moo waral ñoom it ñu woote am ndaje di rassemblement bu mag tey ji ca place Obélisque ngir ñaawlu ak a yuuxoo ko xultoo ko jéebaane yokk gi ñu bëgg a yokk njëgu courant bi Sud Quotidien nañu njiital Senelec lu mu daaj rek waa aar li ñu bokk wekki nañu ko moom njiital Senelec di Pape Demba Bitèye avocat de la hausse la ko Le Témoin ñu tuddee xamal ñu ne génne na ay chiffres ngir di leeral li indi yokk gi ñu bëgg a yokk njëgu courant bi Vox Populi nañu société civile gi ci réew mi woo nañu ñëpp ci ndaje tey ji ca ngoon ca place Obélisque ngir ñu bañ lànk kandaare yokk gi ñuy wax ñu wax ci waxi ndonga yi seenub sëriñ jéngoon ca njañ Vox Populi mi ngi ñuy xamal ne am na ay sëriñi daara yu dugal ci yëf yi xalifa général des mourides sëriñ Mountakha Mbacké Bassirou L'Observateur ne ko ay sëriñi daara ñoo def seenub délégation démb ànd ak ay kilifa yu ñu ràññee ci yoonu murid demoon seeti xalifa bi li ñu wax xalifa bi ak li leen xalifa bi tontu lépp mi ngi ci biir L'Observateur la Sénégal moom xëy jël xibaar bi tegal ñu ko ci xëtam mu njëkk di ñu xamal ne sëriñ Mountakha Mbacké Bassirou xalifa général des mourides nee na Cheikhouna Gueye di sëriñu daara bi ñu tëyee ci yoon ndax nee na dafa jéngoon ay ndongam bu ñu ko tëjee ci kaso bi dina woo kilifa diine yi ci réew mi yëpp ngir ñu àndandoo bokk benn taxawaay source waa nañu Cheikhouna Gueye tey jii ci lañ ko war a àtte ci tribunal bu Louga waaye bu ñu ko tëjee ci kaso bi dinañu jot Serigne Mountakha Mbacké Bassirou Le Témoin nañu xalifa général des mourides mi ngi dànkaafu gouvernement bi boole kook di déglu juge bi doyen des juges Samba Sall Sud Quotidien nee nañu lu jëm ci dossier Petro-Tim bi audition yi jeex na tëj na ko démb fi mu nekk nii moo yore cëggal guyam guy gu daanu ci mpénc yaakaar amatu ca ñi ñàkk yaakaar ba toll ci sàkk ay pexe lise ko ne nañu ñooy mbëri làmb yi ndax ñu bari ci ñoom génn nañu réew mi dem tugal daani seen doole ne dañoo nekk ci réew mi yoruñu dërëm doon ay mbëri làmb amuñu combat xamuñu seen ëllëg fan lay mujj moo tax ñu ñaan visa dem bitim réew booy kayre di ko dëggal ci journal bi dañuy wax ne am na lu ëpp 200 mbër yu tasaaroo ci àdduna bi ndax ñàkk yaakaar ci réew mi El Hadj Bekay Mbaye ne waa journal Les Échos xewit woowee bu ñu ci jugul du jur jàmm dansé la ci sport bii di làmb ñu làmbi beneen xibaar ci xët mu njëkk L'Observateur Ramatoulaye Sy mooy ndaw si dem ci école yi di wër ci mbedd mi di kidnappé doomi jàmbur yi histoire am la ñu L'Observateur xëy di nettali 2017 ba léegi mi ngi dëkkee kidnappé doomi jàmbur yi ci réew mi police xam na ko xàmmee na ko ba fichier ko waaye terewul ba léegi ñoo ngi ko bàyyi muy doxi soxlaam ak di jël doomu jàmbur yi yóbbu
jaajëf Mamadou Mohamed Ndiaye naka noonu ñëpp ñi jàppoon ci xibaar yi ba mu mën a yemb sant leen yéen itam ci àndandoo beeg télévision Futurs Médias yeneen xibaar bu 19h30 jotee lay doon incha allah di leen ñaanal ngeen yendoog jàmm.